salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àddina njaago sëñ Saliou yaay Fall Jésus Barbichou ñëwaat tey di leen présenter fii ci Torino Média TV di leen présenter seen beneen numéro émission face à Barbichou face à Barbi nee naa la tey banlieue laa jël ñi nga xam ne mooy sama fief ñoom laa bëgg dëgg neexul waaye tey dama seet si ay ndaanaan ci biir ndaanaan boo déggee ndaanaan ci biir ndaanaan nag dafa am yu ndaw am yu mag waaye nag ñi ma leen di présenter tey bu ngeen leen gisee rek di ngeen xam ñan ñooy yu mag yi ak ñan ñooy ndaw yi ñu njëkkee ci Papa Ndiaye nga xamante ne kenn du leen wax mooy kan salaamaaleykum Maïs. waaw rakku jàmbur ma chérie kontaan ci yow di la nuyu di nuyu ñu ñuy seetaan ñëpp sa nuyoo rafet na sa wax rafet na waaye fi nga ñëw da nga fi war a ñëw ndax tey sa teewaay li ko waral mooy loolu li ci jiitu mooy Djily Mbaye Fall Djily Mbaye Fall nga xamante ni moom sama seex la ndax sama carrière li ci ëpp maag moom ñoo ko dundandoo te loolu la sunu borom dogal moom li mu xam ci man ak li mu mën a wax ci man yaakaar naa ne dafa bari rawatina nag ki nga xamante ni moom moo ñu fekk ñu doon ay rakam mu jël ñu bëgguñu muy Yelli Cuun di sunu mag loolu la yàlla dogal moom daf noo gis ñu ba pare mën li muy def ba pare nag xool ñu ba mu nekk ko mu leen yéen samay rakk ngeen kaa leen waaye man Yelli sama xarit la sama mag la mais benn patron laa am man muy Khalifa Mbaye ci fecc ma xujja mën na ne Papa Ndiaye mooy sama patron sama rak Aziz mën na ne maay patron waaye man benn patron laa am muy Khalifa Mbaye moo ne sama mentor doon ma dugal fu ne tey nag boo ñëwee seet si Djily Mbaye mu jógee Nantes ñëw indi lu bees ba pare def ci lu yéeme Djily Mbaye góor dëgg la waaw ndax géwél boo gis rek am na ku mën a way mu may ko 500 000 wala 1 million waaye boo ñëwee fekk sa nawle yi nga bokkal aar yëpp nga jël morceau way leen ci ba bàyyi woo kenn loolu ku baax ko mën dañ koy ñaanal yàlla waxuma la fi ñu den dégg suñu papa Wieseng Fing wala Dundaay Rose Djily Mbaye daal balaa weer bi di ñëwaat déwén lépp luy festival ci àdduna bi yàlla na ko gañe yàlla mën na ko te liggéey na ko fi nag ñu koy ñaanal rek mu am jàmm yow nag li ma lay njëkk wax mooy dangaa ñëw pour rambaaje jaxase waaye rambaaje ak jaxase du fi am suñu dama ne nga réglé rek suñu rak nga fi ñëw tey waaw te yandaa nag moom mooy xaritu mère Ndiaye moom mooy perturbateur bi yandaa mooy artiste ñëpp Djily Mbaye yandaa la bëgg di ndax bam na ko ñëw naa la jël ay bagages am ñëw moom it mu nekk suñu frère wàcce bopp dem ambiance moo ko fay indi yow daal ñëw nga fi nga war a ñëw tey di nuyu sama nijaay Modou moom it teew na yow tey da ngay am dara ndax li nga daje yow rek dara la Pape Torino moom na la yokkal sa salaire ndax dégg naa 500 000 la lay fay nañ teg yeneen 250 000. kon Pape ñoo ko déggandoo boo gisee lii rek nga xam ne c'est la ngéwél te ngéwél rek a neex rek kay dëgg moo tax ma ñëw fii daal ci Pikine tey spécial Djily Mbaye la waaye spécial jeune talent yi tamit dañu ñëw jàkkaarloog artistes yu mag yi Papa Ndiaye tey damay ruube mënu see ñàkk nag ba tax na Aziz Dabala moom tamit borom série bu neex bi kenn dootu leen ko présenté Aziz nga sant sa kàddu. waaw asalaamaaleykum waa internet bi maa ngi leen di nuyu di leen màggal di leen ziar di kontaan ci sa teewaay fii vraiment Barbi di nuyu sunu mag yi ñu fekk ci mel ni Père Yelli sama papa Djily Mbaye sama seex sama jumeau Makhoudia Papa Ndiaye Diouf sama idole Yanda sunu coach la moom it di Pitan Boy Khalifa Mbaye dëgg neexu no stress àjjana kese lay dund comme ni ko Papa Ndiaye Diouf waxee rek affaire yi moom yow da ngaa am lu bëree bëri parce que da nga fekk ay titulaire ñi nga xamante ne tey ay exemple lañ niveau intercontinental laa lay tegal nii ñi nga xamante ne dañoo xàll yoon bi tax ñun ñi ñëpp suñu papa yi suñu yaay yi jéppiwuñ ñu marewuñ ñu waaw parce que am na nuñ doon ñëwee ci aar bi tey jii papa ak yaay duñ ñu bàyyi quoi vraiment ba tax na dañ leen di sant di leen gërëm di kontaan ci lool ci dugal bi ñu dugal ci seen biir di nuyu waa asos bi yëpp nag vraiment waaw association des danseurs et chorégraphes mbalax du Sénégal ñu leen di gërëm di kontaan ci teewaay bi trop vraiment Barbi lii la Papa Ndiaye ci wax la rek la fii mu amul ruube amul dara parce que àjjana kese la waaw dëgg neexul. waaw baax na Aziz li nga wax noonu du ma teree lu ba man Barbichou jarul sax ay yow xam nga la laa bëgg nga ci yooyu ay diw mooy sama référence ay yooyu loolu doxu fi ba tax na Makhoudia ngi nii ku ne Makhoudia ne Papa Ndiaye waaye loolu yëpp du leen ci génnee da ngeen duroo nii toog mel ni ñu bokk ndey ak baay mais du leen ci génnee Makhoudia sa teewaay fii tey lan la woon sa diggante ak Djily lan la. waaw asalaamaaleykum Barbichou gannaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu ñu seetaan di nuyu sama mag Pape Torino li nga xam ne xale bu am jom la macha allah nekk liggéeykat nekk jàmbaar nekk sama xarit nag waa tey moom li tax ma ñëw mooy suma mag Djily
tey moo am émission invité nañu ci n'est-ce pas su ma xoolee sama droite gestu yem ci sama papa Yelli ak Jili xool sama gauche gis sama mag papa Ndiaye Thiou ak sama doomu ndey Aziz Dabala ak Khalifa Mbaye ak Yanda loolu sama xol day sedd ak Modou Samb ak suma jigéen ñi nga xam ne ñoom ñëwuñu muy Oumou Sow pël bu rafet maa ngi koy nuyu ak Ndeye Gueye ak ñoom Aïda Dada ak Aïssata su ma limee damay juum am naa problème ñoom Mbathio Ndiaye ñoom ñëpp la ñu di nuyu waaye tey dama kontaan li tax ma kontaan mooy dama toog ak ñi nga xam ne ñun dañ leen doon roy ba pare jotaay bi du hasard xam nga tax du hasard parce que ñii ñoo nekkoon ci 1 ñu ñoo nekk ci 2 ñu leen doon roy man ñëpp xam na ne Papa Ndiaye mooy sama idole mooy sama maître mooy sama référence mais ku bëgg Papa Ndiaye di nga bëgg Yelli di nga bëgg Jili di nga bëgg Khalifa Mbaye loolu la yàlla dogal kon benn lan ba pare li ci gën a garaaw mooy sama papa Yelli moo ma jël adopté ma nee na mooy sama papa léegi waaw comme que Papa Ndiaye mooy sama mag papa Yelli mooy sama papa tey moom dama kontaan Jili nag nekk ku baax nekk ku humble nekk monument vraiment mu génn single bu bees tàq ànd ceeg Jëli Ngoone production ak Thiat Seck way bu rëy bu génnee rek ngeen xam ne way am na waa nag tey nag danga may may nag man sant sama papa Ndiaye mii mi nga xam ne nag lu jë njaag moom mooy njaag xam nga li sa location mosuñoo am émission bu mel ni dañ leen di sant di leen gërëm grand parce que da ngeen a defar aar bi da ngeen koo yëkkati ba ca kaw ñun instant bi dañuy ñëw di raxasaat rek di defaraat rek ñun dañuy defaraat rek yéen yëkkati ngeen ko ba ca kaw ngeen bàyyi ko fa ñun dañuy ñëw rek di fomp mélanger massa rafetal mais grand yi defar nañ ko ba pare macha allah yàlla ngeen gudd fan yàlla may leen fan gudd bande ko wér yaram Aziz Dine waaye yow li ngay wax ne ba tey da ngay ruube rek yow nee nañ moom tubaab nee na qui se ressemble s'assemble yow daa mel ni yaa kii nga xamante ne mooy Aziz Dabala ngeen nekk booy fii ci plateau bi ngeen duroo li ngeen wax mais loolu du leen ci génnee li la nga naan ay genre ñoom dañoo defar ñoom defar nañ ba pare ñu ñëwaat seen ginnaaw loolu wóoruñu waaye lépp dina leer ba xam yéen a ngi defar wala da ngeen yàq aar bi non dina leer ba tax na dañuy dem ci ki nga xamante ne moo waral coow li ki nga xamante ne ndeysaan dañ ko invité mu invité ay nawleem macha allah nit ku baax nag Jili il est beau il est gentil macha allah bëgg boppam nee naa la géwél VIP mu ngi noonu Jili ca kaaw à la force borom fépp fii ak fee laa wax te ku ni fii ak fee moom yemoo fii rek yemoo fee tamit mën a nekk fii ci Sénégal at fële ca France wala mu nekk fii ci Pikine ak fee ca Louga waaw li ma way rek laa doon waa di leen nuyu di nuyu àdduna di nuyu site bi nga xamante ni tey dañoo ñëw seet si ma di leen bégee bu baax di kontaan lool ndax dama am ay surprise yu garaaw tey parce que bi ngeen may woo démb di ma ko wax boobu j'avais programmé ma xuja Aziz Dabala fekk ñu répété suñu son bi ba pare ma wax ko Yelli Thioune aussi vraiment mais tey Papa Ndiaye par surprise mu seet si ma bi ma yegsee ba léegi ñu ngi wax keroog ku seetaan 2STV yi sax ma nga toog naan Jili Mbaye ngi ñëw ak affaire yooyu noonu mais loolu day wane rek jumeau gi ñu doon ñu jaar fu bëri waaw man mën naa wax ni man bi may démarrer fecc man Papa Ndiaye rek laa xam moom laa commencé bi nit ñi di ma xamit moom laa àndal ba tax nit ñu xam nu comprendre nga Yelli ñëw après fekk mu nekkoon en tournée xam Papa Ndiaye présenté ma ko ñu dem ba man ak Yelli li ñuy nekk tous les jours sax dootuma ko nekk ak Papa Ndiaye mais teewul nag toujours le lien passe dara musul ñaaw vraiment sama frère yi tamit fekk ma fi Yanda ñu yàgg vraiment koo xamante ni tamit may démarrer suñu yoon Yanda naanaa mais may wax ci morceau bi Khalifa Mbaye toog moom tamit vraiment at sama rakk yi nga xamante ni ñii danoo bokk ak ñoom association en même temps ñu doon suñuy rakk gis ñu xool ñu ñuy dox mu neex leen ñuy tonk ci ñu topp ci suñuy tànk ak Aziz géwél bu Sudise bi nga xamante ne sama xarit la vraiment di ma jàppale ci lu bëri waaw kon damay kontaan tey ci seetsi bi di leen wax nag ci kanam tuuti incha allah di leen gën a mën a yaatal waxtaan ci ñun suñu relation waxtaan ci li may préparé li nga xamante ni ñor na xom ñu koy répété mu war a génn di fii ak fee càkkaw ndax képp ku wax càkkaw fi mu ne nii sa xel day dem ci Jili Mbaye Fall waa di bégee tamit suñu association bi nga xamante ni vraiment ñoom pam ngi ci saw vraiment riche ña ñoom Amady Badiane Ahmed yëpp nag ke Cheikh Fall
ay ca bar bi. macha allah jili ba tax na ñun sax nee naa la ñoo la gën a kontaan ndax nag lii yombut ñëw nekk xale ñëw fekk si ay ndaanaan macha allah ngeen oyof ba dee nag dëgg neexul tey damay sawar lool am mbégte ak kontaante daal di toog jàkkaarloog yéen ndax nee naa lépp lu ma fi laajte ngeen tontu ma rek defe naa ne man maa ci njëkk a am dëgg neexul waaye nag kii nga xam ne Baye Fall la ci léppam Baye Fall la ci feccam Baye Fall la sax ci solinam ak jëfinam référence te kenn dootu leen ko présenté muy kan Yéli Thioune borom sabar bu rëy ba borom kirib bu rëy ba borom saal bu am doole bi macha allah Yéli Thioune yow nee naa la kenn dootu la présenté papa waaye nag sa diggante ak Djily sa diggante ak Papa Ndiaye lan mooy seen secret ba tax na yéen ànd bi ngeen ànd démb ba tey musu déew macha allah dara mënu koo yàq te xale yi léegi tey gis nañu bu ñu àndee 1 an 2 ans ku nekk dem bàyyi sa morom lan mooy seen secret papa ginnaaw boo tàggat nuyoo ba pare. Ben merci beaucoup Barbie di leen nuyu di leen sant waa Torino TV di kontaan boo ko jotaay d'abord Khalifa Mbaye laay njëkkee Yanda Papa Ndiaye Djily Mbaye Abdou Aziz suñu ñaar rakk yi mu ko jë Aziz Dabala ñoom laay njëkk a gërëm ndax xale moom bu loxoom setee rek day bokk mag ndam ndax aussi nit da ngay fier ci nit ki parce que tey Papa Ndiaye am na nu mu doon defee ci aar bi Aziz wax Papa Ndiaye sama référence la moo ko jëyit même chose ñun nag suñu secret mooy dañoo dëkkoon suñu secret mooy loolu amul Djily Mbaye dëkk fii Papa Ndiaye dëkk fii ma dëkk fii dañoo bokkoon benn kër di fanaan di yeewandoo kon ñooñu foog mu suudewu waaw di rafetlu aussi seen jotaay ci Djily Mbaye Fall mi di ko encourager aussi parce que art moom noonu la da ngay innover donc li mu def nii morceau bi nice na jóge ba France ñëw fii pour promotion bi kon ñun lañ ci jàpp 100%. Papa Ndiaye ku ne xam ne amul temps avec la télévision mais gis nga mi ngi nii toog li ma demoon nii ay xarit lañu. waaw ku woo sa morom day ñëw. donc di ñaanal aussi suñu association bi yàlla def ci jàmm. ñaanal suñuy rakk liggéey ak ñoom quoi. donc en tout cas merci beaucoup. merci à vous jërëjëf. damay jàll ci première bi Djily ay temps daan nañ la gis nga ànd ak Ndongo Lo Djily ànd na fekk Youssou Ndour Djily ànd na fekk Viviane clip yi nañu gis ko ci jékki-jékki gisatuñ la Djily da ngaa jékki-jékki fay wala lan la yow da nga amul buzz wala yow lan la parce que dañu jékki-jékki gisatuñ la ay yaa baax te neex non dëgg neexul da nga baax te neex fay yàlla ma yàlla musal ci loolu barke Cheikh Fall mais dama lay wax rek man sama début man Fallou Dieng laa njëkk a àndal Fallou Dieng vraiment mu génnee sax dem Europe ba ñëw avant Ndongo Lo c'était Fallou Dieng avec Papa Ndiaye ñu daan ànd ak moom dem nañ fi États-Unis dem Angleterre dem fu bëri waaw kooku presque bu nit ñi xamee Djily Mbaye sax ci kooku la jaaree yàlla bi ma boolee Papa Ndiaye ba tax ma nekk ci Fallou Dieng nit ñi xamee ñu foofu ñu toj dëkk bi xam nga par la suite après ci la Ndongo Lo ñëw Ndongo Lo je me rappelle bi muy ci début yam pour mu dem nit ñi xam ko sax dafa ma daan jiital man ak Papa Ndiaye ñu dugg nit ñi yooxu après Ndongo Lo doogu dugg si fu ñu dem rek mu naan booy yéen a ma gën a siiw dugg leen bu ñu duggee nit ñi yooxu affaire yooyu noonu mais Ndongo dafa doon koo xamante ni du sax aar bi rek moo tax ma ànd ak Ndongo day sama cousin papaam di sama nijaay sama yaay Ndey Jang kër gi ñu nekk fii mooy këram muy yaay Cheikh Thioune di yaayu di maamu Maajoor Thioune ñun ñii ñëpp ànd na noonu moom mooy taawu kër gi sama taaw tamit tudd Maajoor waaw kon Ndongo Lo li tax ñu ànd du sax aar te boo xoolee lu tax man sax gars yi naan après Ndongo Lo laa tukki après Ndongo Lo laa jël Youssou Ndour après j'ai ay clip ak ñi ma jël ñëpp ay clip laa def ak ñoom wala ma def ak ñoom concert mais mosuma nekk ci benn groupe à part Ndongo Lo bi ma jógee ci Fallou Dieng Ndongo Lo laa feccal mu jeex xanaa Africa Ndigal bi nga xamante ni suñu groupe la Yéli Thioune mii jiite ko ñu yor suñu yëfu bopp depuis lors ñu ngi def suñu carrière solo waaye c'est ça quoi mais wala nelaw wala leen fay maa ngi nii ñi ma toogal ñooy international yi fay du am par la force la bu dee fayoo aussi da nga demoon di noon si daal ci tubaab yi bàyyi fi sa xarit Papa Ndiaye parce que ni ngeen meloon au début fu ngeen taxaw fu ne ñu xam ne ñaar ñi ñoo taxaw ba tax na Ndongo Lo fu mu dem da leen di bëgg a jiit ñu xam ne Ndongo Lo ñëw na ndax ay fecckatam lañ te ñooñu ñan la woon muy Djily Cakaw ak Papa Ndiaye Thiou nga dem tukki bàyyi fi Papa Ndiaye nag àndatoo leen nekkatoo kenn xamul lan la lan la lu xew déglul mais daman la
man ànduma ak Papa Ndiaye rek ci Ndongo Lo de après Papa Ndiaye yelli cuun presque ànd nañu Ndongo Lo àdduna bi yëpp ndax Ndongo bi mu ne fël la génn ñun waa Pikine yëpp danoo àndandoo suude ko boo xoolee première soirée am da nga ci gis Amady Badiane di nga ci gis Papa Ndiaye Thiou di nga ci gis Djili Mbaye di nga ci gis Yelli Cuun di nga ci gis Awa Ndiaye di nga ci gis Njole di nga ci gis Aysata ñooñu ñëpp ñi nga xamante ni Pikine buñ ko ŋànkee fii di nga ci gis Khalifa Mbaye di nga ci gis Yanda mun leen la Pikine ñooñu la woon donc Ndongo c'est pas une question que dama bàyyi Papa Ndiaye ndax man bi ma tukkee it Papa Ndiaye tukki na moom it nekk na donc projet yi bëri na ak association bi en même temps aussi ak Djily Mbaye Fall donc maa ngi wax gars yi ñu xaar loolu parce que Serigne Touba. waa d'accord léegi nag Makhoudia tey jii bu ma la joxoon micro nee la Makhoudia demal ci président nga yóbbaale Aziz Dabala lan nga fay wax lan ngay ñaan président ci en un mot rek yaak Aziz Dabala ñu ne yéenay dem ci moom. waaw question bi nga ma posé neex na ma trop tey su ma demoon ci président de la République du Sénégal li ma ko njëkk a wax mooy ñun artistes yi bu ñu demee ba retraité nañ ñuy fay deuxième bi mooy artiste bu ne chaque weer wu dee da nga war a dem fayeku SODAV non waa ci kaw nga am carte li may waxaat mooy Macky Sall mooy mu jàppale maa ngi jégalu le président de tous les mondes du Sénégal Macky Sall su ma jàkkaarloo na moom ànd ak Aziz dama ko naan pour mu jàppale artistes yi pour ñu am kër pour ñu jàppale artistes yi pour ñu gën leen a jox seen cër ñoom ci boppam moom président moom mu respecté ñu ñun artistes yi suma yaay Marème Faye Sall maa ngi koy nuyu waaye man su ma demoon ci président loolu laa koy wax mu gën ñoo fonk artiste bu feebar dem faju ci gratuite c'est normal artiste bu feebar dem faju ci gratuite mu utal ñu yoon quoi bi nga xam ne ñun tey nañ ci mën a gagner te duñ ko laaj is dégg nga ma parce que loolu mooy àdduna. yow daal waxu politique seen rek nga fi wax yow da ngaa raay président fi mu ne nii man xam nga lan mooy sama problème Aziz Dabala xamul sama problème sénégalais bu ñu nekkee ci ginnaaw dañ naan non président lii non président lee am ngeen occasion toog jàkkaarloo ni xam ne bu génnee président bu ci jotu sax naam ñu ko jege dinañ ci jot pourquoi du ngeen wax li ne seen xol sénégalais kii président jàppale sénégalais yi mais da ngeen di toog du ngeen am occasion wax ak président tey ñu jox leen micro waxal ak président nga koy raayal ci politique porqué. non li ma ko wax moom amul politique quoi parce que moom li mu sentir la wax xam nga nit doo wax loo sentirul te boo taxawee ci télé bi nit ñi dofuñu gën a jàppuñu la xam ñu loo xamante ne toog na wala lu toogul. Marème Faye Sall sunu yaay ñu ngi koy nuyu di nuyu suñu président son excellence Macky Sall. waaw li ma xuj a war a nag gëstu artistes yi surtout fecckat yi man moom sama waa kër laay waxal quoi fecckat yi. may gis des fois gis nga am na subvention bi fi jotoon a génn gis nga li ñu wax fecckat yi benn 50 millions quoi léegi 50 millions boobu da ngay gis tey jii benn nit dina xewle bis ñu fay ko plus de 100 millions. léegi imaginer fecckatu Sénégal yëpp ñu boole leen 50 millions. dégg naa ku nekk 17500. non man yooyu sax garaawul gaa mais loolu man pour man manque de respect la quoi parce que tey jii mel ni mu yële cuun mii ak compagnie bi mu yor. mun na laa jénneel benn 200 millions teg ko ci table namul ay 50 millions quoi. loolu leer laa tegal nii parce que def na fi loo xamante ne tey jii da leen ni lii budget ba am na doole keneen ak keneen noonu. ba tax na ñoom suñuy defati yooyu nañ sóoraale xam ne fecckat yi nekkuñu ay n'importe qui bay jël benn somme bi di leen ko jox mel ni ñun genre sarax quoi. nañuy bàyyi loolu xel wax dëgg yàlla ñiy séddale boog nañuy bàyyi loolu xel jaa ngeen jëf. maanaam état bi na ngeen bàyyi loolu xel ci gàttal waaye Yandaar dama bëgg tey lan ngay wax fecckat yu ndaw yi. fecckat yi ndaw yi tey lan nga leen di wax parce que man loolu dama bëgg daal ñu juux ci mais Papa Ndiaye mayu ma jàmm Papa Ndiaye dinaa am ñu ma ko booleel ci fa muy liggéeyee parce que Papa Ndiaye daal bàyyi ma nekk à l'aise mais fi mu ne nii damay tourner rek ñëw laaj la tey fecckat yi ndaw yi lan nga leen di wax parce que fecckat yi dañuy def n'importe quoi kenn mënul jël ci ñoom référence ba ñëw di ko fecc yéen mag ñi li ngeen daan def en fait exactement amul benn xale bu fi taxaw di ko bu dee am na sax bëriwut
surtout jigéen ñi bu dee am na sax bëriwul dañuy taxaw sur scène def lu leen neex pour jaay seen produit TikTok baa ngi toj ndax fecckat yi fi mu ne nii boo génnee sax ñu ne la cëm nga mel ni ñoom am na ñoom bu ñu ay fecckat dañoo gis affaire yi nii rek TikTok beeg réseaux sociaux yi rek commencé di ñëw di salteel loo xamante ne mooy suñu métier mais loo gis am na ñu baax am na ñu bon ñëpp nañoo baaxandoo. léegi yéen da ngeen di toog nangu ñu yàq seen aar bi ne ay xale ndaw looy wax ñooñu. non fecc ko xale yi am na ñoo xam ne ba léegi fi mag ñi newoon lañ nekk yàquñu ko te ñooñu ñun xam nañ leen mais ñay yàq bokkuñu ci ñun ñu bari nañ. dama bëgg ngir yàlla xam nga kii maître la lu mu wax la téere la dama bëgg nga wax ma ñan ñoo yàq ak ñu dul yàq. non du ma jaar ci turu kenn mais li ma xam mooy déglu rek li ma xam mooy ñi bokk ci ñun xam nañ ko ñi bokk ci association bi di xale yi fecc pire la ñuy fecc ñi ci des nag sama yoon newu ci ñoom. xale yu bokk ci association bi ñëpp kenn yàqu ci aar. déedéet parce que ñoom dañoo bokk ci ñun roy ñu ba yegg si fi ñu yegg si tey ku ci nekk ñee nga Suisse ñee nga Allemagne ñee ngi dem tournée di ñëw Yelli Thioune boo gisee groupe bu Yelli Thioune rek di nga xam ne ñii ay Baye Fall lañ gars yi fii ay Baye Fall ñoo fi nekk ñun ñuy yor fecc mi nga xam ne ñoo ko indi fi mu yegg si tey ba booy bëgg ko di ci fecc ay Baye Fall lañ ku ci nekk yaa ngi yor sa jabar yor ay doom toppandoowuñu kenn ay responsabilité ñoo fi nekk tey kon booy yi nga xam ne ñoo yàq aar bi xam nañ leen te loolu ci kanam tuuti fii ak 2 ans dinañ leen segg lool. d'accord baax na ma ñëw fii ci sama rasamaan bu ñaawul bi léegi yow nga ne lan nga ci sànni yow sa kàddu. waaw dama dégg sànq ngay wax ci affaire corona beeg yooyu gouvernement bi. gouvernement bi mënuñu affaire feebar bi mënuñ ci tere artistes yi. waaw parce que lu tax mënuñ ci tere artistes yi bu dee BSDA maanaam la ñu protéger ñoom lim ba fa ne ñu am ay carte artistes yi amul carte ñu ko foofu ba ci mag ñi am na mag ñoo xam sax ñu ngi dafa yàlla boobu te amuñu carte kooku boo ne da ngay séddale artistes yi xaalis da ngaa juum mënul nekk maa wax loolu parce que. lan mooy solution bi yow comme bu dee loolu du solution bu baax. solution bi mooy nañu bàyyi géew lu ñu liggéey parce que s'il te plaît tuuti corona du pour kenn pour géwél yi il est venu ici pour assassiner les griots xaw ma kan moo ko créé mais bu ñu ko joxoon bal day rey. corona maçon yaa ngi liggéey c'est vrai. oto yaa ngi daw. jaay ko du jën bee ngi jaay. jaay ko du yàpp bee ngi jaay. tëgg bee ngi liggéey. teer yaa ngi ñaw. léegi ñun géwél nan lañ def liggéey ñu dara ñun la téye téyewul kenn ku dul ñun corona pour ñun la. corona daal bëggul ngéwél. bëgg ko te bu ko gisoon da koy rey. waaw parce que tamit fu mu toll nii ñun rek fi ñu toogee nii émission bu ñu fi defoon ay sabar lañ police ñëw. léegi yéen lan mooy solution bi comme boo leen tëggee sabar police ñëw mooy gouvernement bi xool nan lay libéré géwél yi ak artistes yi ñu dellu fañ ne woon. parce que corona bi dal seen kaw te bëggu leen. déggoo li ma la wax de corona bi ñun du gouvernement moo ñuy rey gouvernement mënuñoo rey ndaxte bu neexee yàlla sa président bi du fanaan. dëgg la moom day def rek la mu mën. mais feebar bi laa lay wax. ki ko créé da ko créé ci xaw ma fan la ko créé mais da ko investir ba pare perte boo xoolee corona ñoom lay rey ñoom ñu ko créé xaw ma ñan la nag mais ñoom lay rey bu fekkee dafa bëggoon ne africain la ñuy wax piqûre beeg yooyu nañu piqûru parce que xam lu tax corona li mu rey la judd Europe moo ëpp. dëgg la immigré na Europe koo ci tëj 9 mois akub jànk bu mu nobanteel day am doom par force. rey na mais jur na feebar la boo xam ni nañu xool na la ñuy jànkateeg moom parce que fu mu toll nii coow li gouvernement bu génnee xaalis ci artistes yi mbëri dañuy génn laaj seen xaalis forgeron yi dañuy génn laaj seen xaalis te budget boobu Sénégal attanu ko ñun dèjà budget couvre-feu attanuñ ko da ngay xool couvre-feu bi accident yi bari nañu nit ñi ngi gaañu maire yi dañuy wàcc super di daanu ndax leen ragal police silence police a ko am ak yàlla kese armée de Pikine yi boo demoon ne est-ce que gisoo ni sax ñoom règle yi ñu teg dafa gën di yokk corona bi na ma yàlla baal parce que léegi boo daan dugg ci car rapide fekk fa ñaar ba ñetti nit léegi da ngay gis ñu gaare seen oto ñëw di dugg ci oto yi nga xamante ne ñooy gaaw dem da ngay gis léegi borom cag-cag yi sax ñi jëlatuñu ay bagage yóbbutuñu añ yóbbutuñu reer nit ñi ci boppam la ñuy yóbbu est-ce que yaakaaroon ne regroupement yi dafa gën a yokk boo demee ci garage nit yaa ngi fa di dàqante di njëkkante oto accident yi yokk est-ce que yaakaaroon ne tamit lii solution la nga foog règle pour rëdd la mais lii dañ ko bind ci tableau def ko ardoise bind ko ne lii ngeen def ñun fa lañ toll ak ñoom lii ngeen def xam nga yàlla bu ne waaw boo nee déet déetalay deeteel pouvoir du moroomu kenn pouvoir dafa am doole yaa ngi dégg fu ma yow bu baax ñaanu ma ko yàlla da nga koy xool ci tribunal te bu lay juge sa yaay day toog sa baay day toog ay bët ngay wax ak ñoom te nit nga yàlla ndax lekk nga di la def nii bu leen gendarme yi yuuxu ñu noppi feebar bi daal soxna si lu ma ci tënk mooy gouvernement bi na xam ne Sénégal moomul feebar bi
attanuñu feebar bi te feebar mu ngi ñuy lor na xool nan lay def pour naxanteeg population bi feebar bi dox ak ñun parce que lii tamit mun na dem parce que 3e guerre mondiale la xam naa lu ñu wax ne mënoo koo xam guerre mondiale feebar dafa def 3e guerre mondiale parce que bës bi moom guerre mondiale rek ko mën dugg ci dëkk yëpp sa case ñu foofu la toll li may mujjee wax mooy ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla teg nattu bi yéen ñuy jël ba yéen ñu moom agence yi ak yéen ñuy jël di louer nit ñi na ngeen am yërmande tuuti ci ñi ngeen di louer parce que géewul bu toog 6 mois liggéeyul wéeru ko fenn pour ci bongoom wala sabaram wala ci ay ngénte nga téye lépp dañ koy génnee yàlla dimbal nag ba am nañu géer goo ci gis am na goo xam ne dina yërëm géewal ñun suñu marchandise la ñu yor boo xam ni damay wax xale yi naa la wayaan cosaan la mais des koy rafetal ndax marchandise la boo xam ni boo ko téyee rek bés boo kalee sa géer dimbali la kon nag li may ñaan mooy yàlla may wa fir lanaa wa aafinaa bi aafiya takkunu fi daara ni xëyra aafiya kontaan naa ci yow mais nag président mënoo ñoo dimbali de mais dimbali sa bopp ndax yaa ngi rey yàlla baax na yàlla na ko yàlla may kattan ak doole bi nga xamante ni day dimbali population bi waaye Khalifa Mbaye dégg naa dangaa mën a way dangaa mën a woy pire ma bëgg nag nga woyal ñu fii ñun ñëpp ñu dégg man ba nga juddoo ba léegi Khalifa Mbaye yaakaar naa ne Khalifa Mbaye bañ ko dalee woy ba léegi man boo mënul woy damay tooñ ma woyal la yow woyal ñu ñun ñëpp ñu dégg woyal ñu Khalifa Mbaye dañoo bëgg nga woyal ñu fii suñu internet ñoom ñu seetaan ko daal di bëgg kontaan xam kuy Khalifa Mbaye nag waaw woy bi da nga ko indaale wala léegi la dal ci émission bi nii rek nga ne nga bëgg ma woy loo dama lay laaj non dama toog seetaan la nga woy te tamit payen saa yi ma dugg ci seen groupe association bi daal di fay luux-luux yi dégg fa ngay woy yu neex ma bëgg nag waaw en exclusivité fii nga def ko ñu daal di dégg waaw mais du ma woy mais li may def mooy maanaam damay ñëw ba léegi ci feebar bi dama bëgg ma wax ni du ma way dépassé naa way parce que man dama am lu ma waxoon nee naa dépassé naa jëmbur 8 lekk laa dese léegi feebar bi damay wax garab gu ñuy suuxat mais nges ga romb ñu keppar ga dël lel xes nañ ko fegg borom bari ñëwul xoy neen daa ñoom ñëpp quoi dégg nga kon nañ valoriser daal bu baax quoi parce que métier la am nañ ci lu leew soo gisee man aw ma secret damay liggéey rek ñi may àndal aussi di ay gor man bi ñu defee Genève bu la neexoon ñoom ñëpp ñu daw ñun on avait 35 visa bu ñu neexoon tamit ñun ñu jaay visa yëpp bu ñu neexoon jaay visa yi mais defuñu ko ku ci ne dañ laa jox sa visa jox sa passeport ànd ak yow jox sa billet fay la sa per diem fay la sa prime loolu mooy secret bi waaw liggéey rek mooy secret bi quoi léegi nag dama bëggoon lancer benn message bu ndaw comme danse dafa commencé màgg sur le plan international xam nga Sénégal fii tey Djily Mbaye boo ko woowee benn concert 25000 lay am wala 30000 mais moom bu ñu ko woowee concert Europe mais day laal sax 200000 wala 300000 benn soirée kon liggéey bi du fii parce que fii ñu ne fii dañuy dingat dañuy dingat ma xuja mii am na ku ko bëgg am na ko contre danse am mais pour man kooku contre danse ma xuja dafa soxor si parce que kii day liggéey métier la ma xuja am na jabar am na doom musuma woon na ma papa lu may ma dépense alhamdulilah am dé waaw léegi pourquoi ñu bëgg a xool ma xuja ba pare kilifa ba ci Aziz Dabala mii kilifa la bu ko nekkoon danaan feccer lay def mais dafa dem au delà de la danse mu ngi def théâtre mu ngi def sketch tey bu demoon États-Unis casting cinéma dañ koy artiste dañ koy encourager il faut pas ñu jéem a diminuer artiste Khalifa Mbaye toog nii kii amul lu mu deful Pikine gii nopp Aziz waxi nopp Yanda mi waxi nopp parce que ñun ñi ba ñuy ànd boobu est-ce que sax yow boobu fer nga Khalifa Mbaye nii wala Djily Mbaye nii man gis nga am na ñu bari ñoo xam ne bala ñoo ñëwaat fii si ñun nañu gëstu bu baax fan lañ jëm di kii Djily Mbaye xool palmarès su Djily Mbaye parce que ñun ñëpp ku ci ne suñu CV ak sa loxo attanu ko barki maam Cheikh Fall dañoo jur ci famille yu baax ñu yar ñu suñuy kilifa doon ay taalibe kon ñun mënuñoo doon lu dul ab taalibe fecc nag mën na zaayire suñu liggéey la mais buñ ci paree ñun taalibe rek lañ mën a doon fii ñu nekk nag dañ fi am jëwrin muy suñu baay di Cheikh Thioune mu ngi ci kër gii boo ko dugal léegi da nga koy fekk mu yor xasaayit te moom bu ko neexoon ne suma kër gi bu leen fi toog di fi réunion di xooxi aar daf ñu ko accepteel loolu mooy àdduna merci. macha allah merci papa kontaan naa ci yow kontaan naa ci yow papa li tubaab di naan sans seconde licence kon man vraiment am naa chance ñëw toog ak ndaanaan yi nga xamante ne man nekkatuma como mais man nekkatuma como waaw d'accord léegi balaa may ñëw ci moom ma xuja d'accord nga li papa Yéli Thioune wax nee na ma nangul na Aziz Dabala li nga xamante ne mu ngi ci
bi di fecc waaye dugg na ci série bi di jaay ay produits tey bu demoon à l'extérieur bu ñuy def ay casting pour série kenn du ko ci bàyyi yow ma xujja sa danse bi lan nga ko boole parce que ci fecc rek laa lay gis. waaw comme li sama papa yéeli wax dama koy dëggal Aziz li muy def nii macha allah fa tubaarikallah Aziz li muy def nii artiste moo koy mën parce que artiste la Aziz war naa mën a tëgg war na mën a jouer théâtre war na mën a way non dama la expliquer Aziz mooy man maay moom man maa ngi def ay théâtre def naa ci benn série théâtre n'est-ce pas mais après aw ma jot bi ma arrêté ko ñun war nañu mën a def lu ne fecckat artiste war ngaa mën a def lu ne parce que ñun aar moo nekk ci ñun suñu papa yéeli nag li mu wax nii dama koo rafetlu trop parce que ñun danoo nekk ci danoo bokk ci ay famille yu baax am ay doom am ay njaboot mosuñoo dem ci kenn talal ko loxo Aziz Dabala sonalul kenn këram man sonaluma kenn këram mosuma dem ci kenn ko ñaan ma xaalis kon yàlla moo ngi ñuy sagal yàlla moo ngi ñuy suturaal léegi nag ñoom ñoo ko liggéey ba mu rafet ba ñun ñu mën cee topp mu rafet waaw yéen a seen jàmm yàgg waay jëli yéen a ngeen gudd fan grand bilaay yéen a ngeen gudd fan grand bilaahi macha allah kontaan nañ ci yow boo gisee question yi may laajte sax amaana xam naa réponse yi ndax xam naa leen yéen ñëpp bu baax muy ñu mag ñi muy ñu ndaw ñi yéen ñëpp xam naa leen ba ci ku bokk ci association bi xam naa ne boo gëmul sa bopp waa foofu doo fa dugg ndax ku ci mel ni Pam Moussa Sonko ku ci mel ni Oumou Sow Aïda Dada Ndeye Gueye ah ñëpp nekk ci groupe boobu ADCMS def naa ne ñooñu duñu toogaale ay xale yi nga xamante ne gëmuñu dara ay xale yi nga xamante ne bëgguñu dara ba tax na géwél VIP dafa toog nii ñu koy jox rek mu sànni ci kàddoom macha allah sañ sa ba dee toog lan mooy sa kàddu maa ngi lay nuyu. ku ci am kàddu mooy sànni kàddu ci Torino TV maa ngi nuyu Pape Torino suma frère bi muy taxawal lii ci ñi ko xelal ci laa bokk ne ko am nga wàll ci biir bi muy wax na ma Barbichou soxla naa ko ci ma ne ko woo ko ndax lu ñëpp bokk dañ koy séddoo mais nag tey da nga ñëw loo xam ne nit mën na jóge ci beneen télé sax du ko am tey li nga fi fekk Barbichou sa ndey ku la liggéeyal la ak sa baay parce que li nga fi fekk dara gënu koo riche ci aar kii béglu nit di ko reeloo di ko feccal di ko def lépp kenn mënu ko fay bu artiste duggul àjjana kenn du dugg àjjana yow nga toog nit ki di fecc comme li ngay wax noonu moo xam mu lëmbal moo xam lu mu mën a def ci àdduna mu def ko feccal la lëmbal la parce que lépp mi ngi ci biir théâtre mi ngi ci contemporain mi ngi ci classique defal la lépp ba pare nga tëb bëgg ko xas lu gën aar amul aar da nga ciy jaare maanaam loo xool rek boo xoolee fecc mi di nga ko gis boo xoolee wax ji di nga ko gis boo xoolee théâtre lu la ci neex rek ci nit ki di nga ko gis tey nag nga seet si borom Louga Djily Mbaye Fall borom ca kaw mais ñu ngi fi fekk tey bu ñu leen doon lim ku mel ni Khalifa Mbaye tey jii toog Papa Ndiaye toog Yanda toog Sidi Bouya nga fekk fi tey ñëpp ñi nga xam ne Aziz Dabala xale yi duñu nekkatuñu ay xale ay maanaam nekkatuñu bi ñu nekkee xale lañ nekkoon ay amateur mais léegi ay professionnel ay mag lañ parce que xale bu loxoom setee mën a bokk gi mag yéeli magu ñëpp la mais ku yaatu la Djily lim la wax rek nit la koo xam ne du sàkk jëf nit ku gore la koroog dama ñëw fekk leen ñuy liggéey ñu ne ma Abdou Aziz mu ne ñu ne ñun de suñu communication ci association bi yow ak Barbichou lañ ko bëgg a dénk ma ni leen loolu rey rafet ngeen liggéey ci loolu xam nga dafa doon affaire boo xam ne dañu jaar ci danse xam lan mooy fecc jaar ci théâtre xam ko mais yàlla moo dogal man maay communicateur u artistes yi loolu la yàlla dogal ñu boole la ci yow it nga mate ko di danse di def lu neex ci àdduna Djily Mbaye nag lii mu def delloo na njukkal Sénégal musa xewi ndax kuy xewi du xew kuy xewi du xew te yàlla noppi na démb ca kaw jooju muy fii ak fee ca kaw bu nekkul woon ci suuf mën na dem ca kaw du mën a egg fi mu egg aar bi nag dafa am benn affaire boo xam ne dama koy blâmer ci gars yi ci kilifa yi li tax ma leen di blâmer moom mooy fi ñu teg fecc fi ñu teg aar mbër yi ñu ngi leen di woo di am nu ñu def ak ñoom ñu ngi woo sax journalistes yi di am nu ñu def ak ñoom pourquoi aaru Sénégal bu ñu soxlaa festival ñun la ñuy woo maanaam tey jii bu président dee génn ñun lay woo ñu animé ko buntu palais animé ba mu neex